أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وهو الذي قال أيضا لا يحب الله جهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وهو الذي قال أيضا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل ليس منا من دعا إلى عصبية أو من قاتل من أجل عصبية أو من مات من أجل عصبية رضي الله عن صاحب الختمية والكتمية أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني القائل أنا رجلها من قاف إلى قاف رضي الله عن خليفته ووارث سره بالإطلاق أبا إسحاق الهادي إبراهيم نياس القائل حقفت على باب النبي محمد ومن رام الدري فهو أجدى وأنفو والقائل أيضا بفيدي فيد البر والبحر جملة وإني نصر للأمين وصحبه ولايتي العظمى تحققت أنني إلي ومني ما يفاض لسربي الحمد لله ñu ngi sant yàlla di ñëw pour apporter suñu commentaire ak suñu gis-gis ci benn xew-xew bu xew Sénégal fan yi muy coowu Cheikh Omar Diagne ma gis ñu bari àddu ci te man nu ñu àddoo d'accord ma ak ñoom du may suivre Cheikh Omar Diagne nag lu bari mais ba ma gisee vidéo yi ak publication yi commencé bari sur les réseaux sociaux Cheikh Omar Diagne ma ni xaaral ma xool Cheikh Omar Diagne li ñuy wax ci moom nu mu demee ba ma duggee ma déglu vidéo yépp li mu wax ak ñi koy tontu aussi li ñu wax ci moom mais li ma constaté daal mooy Cheikh Omar Diagne li mu wax amul kum indexé wul benn communauté indexé wul benn sëriñ dama jàpp ni dañ ko bëgg a néewal doole bëgg a profité ci occasion bi ay nit yoo xam ne dañu amoon ay précédent ak moom ñoo bëgg a profité ci occasion bi bëgg ko museler bëgg ko acculer bëgg ko terroriser bëgg a tëj gémmiñam te loolu dama ni dans un état démocratique dans un pays de droit ça ne passe pas. Cheikh Omar Diagne li mu wax dara garaawu ci amul kenn kum tooñ amul benn communauté bu mu indexé il a juste dit que à l'époque coloniale il y avait un comité ou un conseil islamique bu nekkoon au sein de l'AOF boo xam ni c'était composé de chefs religieux ay ulama ay borom xam-xam ñoo nekkoon ci conseil boobu xaw ma communauté islamique boobu érigée au sein de l'AOF kilifa diina yooyu noonu borom xam-xam yooyu noonu ñoom ñoo doon xool ndax weer wi feeñ na wala weer wi feeñul suñu décidé lu ñu décidé ñu jox information bi l'autorité coloniale et l'autorité coloniale ne faisait que relayer l'information donc c'était ay benn conseil islamique boo xam ni ay kilifa diina ñoo ci nekkoon ay sëriñ ñoo ci nekkoon ay ulama ñoo ci nekkoon ñoom ñoo doon xool ndax gis nañ weer wi wala gisuñu weer wi suñu décidé lu ñu décidé il passe l'information à l'autorité coloniale et l'autorité coloniale ne faisait que relayer l'information te conseil islamique boobu xaw ma communauté islamique ñu ci bokkoon bëri na ci Sénégal ay kilifa diina ñu ngi ci bokkoon ci Mauritanie ba Niger donc en bon malikite su l'autorité coloniale bi joxee information bi ne weer wi feeñ na ñoom ñëpp dañ doon woorandoo au sein de l'AOF di woreendoo donc Cheikh Omar Diagne li wax mu ni à cette époque il y avait pas une rupture de confiance en bon malikite jullit ñi nekkoon au sein de l'AOF ñoom ñëpp ñoo doon woorandoo di woreendoo léegi mu ni nag tey Sénégal à l'état actuel il y a une rupture de confiance au sein de la communauté musulmane ba tax na da ngay gis nit mu bokk ak yow benn koñ nga ni ko gis naa weer wi en tant que jullit mu ni la wóoruma ndax sama ndigalu sëriñ lay xaar léegi Cheikh Omar Diagne nag dëkk boo xam ne dëkk dafay woote woon ni dëkk jullit la situation bu mel nii ak communautarisme bu mel nii waru fi am su fekkente ni jullit yi wóoru woonte nañ seen biir donc lii rek la wax. Il n'a pas dit que c'est l'autorité coloniale qui décidait dañuy woor wala duñu woor. C'était un conseil islamique composé de chefs religieux et de ulama
ñoom ñoo doon xool gis weer wi wala ñu ñàkk gis weer wi ñu jox information bi l'autorité coloniale ne faisait que relayer l'information jullit ñi au sein de l'AOF doon woreendoo di woreendoo. donc ban communauté la indexé kan la xas ak kan la saaga saagawul kenn xasul kenn indexé wul kenn. donc ñu koy sonal ni dañ koo yàpp xam ni Cheikh Omar Diagne amul ay taalibe amul benn mbooloo bu nekk ci ginnaawam moo tax ñu bëgg koo terroriser bëgg a tëj gémmiñam mais dama ni loolu du ñu seetaan mu fiy jàll. parce que am na ay président yu fi xewoon gis nañ fi ay benn milice bu jug dem attaquer rajo Walfadjri siège Walfadjri saccagé fa mujjul fenn. gis nañ fi ay nit yu fi jug dem songu ay nit Assane Diouf gis nañ ñi demoon këram ak ñeneen ak ñeneen songu leen mujjul fenn. gis nañ fi daaw Cheikh Abdou Ndaw nekk taalibe Cheikh Imam Cissé amoon fi benn contentieux ak Gana Messere xas fi Cheikhu Tidiane Cheikh Abdou Ndaw tontu ko bi ko Cheikh Abdou Ndaw tontoo ñoom ñëpp ñu def seen mët di ko classe def ay vidéo te gisuma taalibe bàyyi kenn ku jàppale Cheikh Abdou Ndaw lu dul Cheikh Mouhamed Ibrahim Niass. donc quand je vois quelques taalibe bàyyi yuy wax ni ñoom duñu soutenir Cheikh Omar Diagne ci circonstances yi parce que gisuñ ko muy investir ci faydu bi dama ne loolu du raison. gisuñ ko muy ànd ak waa faydu bi gisuñ ko muy investir ci faydu bi dama ne loolu du raison parce que Abdou Ndaw bi mu fi amee problème ak Gana Messere faydu bi yëpp kenn dimbaloo ko lu dul Cheikh Mouhamed Ibrahim Niass rek moo ko soutenir. donc dama ni Omar Diagne c'est pas un étranger dans ce pays là fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee donc li muy wax indexé wul kenn joxuñul kenn bañ bëgg a tëj gémmiñam bëgg ko terroriser. Il y a des gens qui ont eu des précédents avec lui parce que Cheikh Omar Diagne c'est quelqu'un boo xam ni il n'a pas dans sa langue dans sa poche lépp loo xam ne nit wax na ko loo xam ne demeewul noonu dëppoowul ak yoon dafay génne ne la c'est faux. loolu nag moo metti ñenn ñi nga xam ni seen benn mafia lañu yor bëgg a terroriser nit ñi moo tax ñu bëgg a profiter ci occasion bi nii pour bëgg ko terroriser mais dama ne loolu lu ñu seetaan mu fiy jàll. taalibe Baye nag yi wax ne way Cheikh Omar Diagne dafa war a ànd ak taalibe Baye yi di wax ak taalibe Baye yi di investir ci faydu bi ma ni warul demee noonu. Baye Niass n'était pas un communautariste sëriñ su baax ñëpp ak nit ñu baax ñëpp n'étaient pas des communautaristes. Cheikh Omar Diagne il n'a pas été un communautariste xeex bu muy xeexalu ko pour taalibe Baye rek xeex bu muy xeex ci góor jigéen yi xeexalu ko pour taalibe Baye yi jullit ñëpp la koy xeexal Sénégal yëpp la koy xeexal. c'est comme Ababacar Mboup xeex bu muy xeex du murid rek la koy xeexal jullit ñëpp la koy xeexal Sénégal yëpp la koy xeexal. donc Cheikh Omar Diagne aussi les combats qu'il mène il les mène pour tout le Sénégal. donc warul nekk rek ne taalibe Baye rek lay défendre wala Baye Niass rek lay waxtaanal non mooy xadis boobu mu ubbee sànq beddee ko wante ak parparloo loolu yonent daf ko tere alxuraan tere ko yonent tere ko yonent daf ni bokkul ci ñun képp koo xam ni yow da ngay woote ci asabiya maanaam ci parparloo ak beddo kuwaate rek ci yow rek nga nekk maanaam murid bi taxaw ne man murid rek laa bëgg murid rek laa fonk ku dul murid faalewu ma la doo dara tijaan bi taxaw ne man tijaan rek laa fonk ku dul tijaan faalewu ma la doo dara beneen tarixa def noonu su boobaa réew mi ci fitna lay nekk. nit nag nekk ay jullit xam lan moo logique ak lan moo yenn maanaa duñ doxee ci communautarisme yonentu daf ko tere alxuraan tere ko innamal mu'minuuna ixwa. donc taalibe Baye yi wax ne yow Cheikh Omar Diagne dafa war a ànd ak taalibe Baye yi warul ànd ak ku dul taalibe Baye waa faydu bi rek la war a waxal waa faydu bi rek la war a défendre non. Baye Niass n'était pas un communautariste Baye Niass fi mu wër ci àdduna bi yëpp jokkoo ak jullit ñëpp nekkul woon ne ay tijaan rek la doon waxal. koo xam ne da nga doon dem ba membre nga ci conseil islamique mondial yëpp membre nga ci ligue islamique doon wax ak ay mufti Makka ay mufti Palestine ay mufti Cheikhul Azhar ñooñu ñëpp say xarit lañ te ñoom duñu ay tijaan. donc Baye Niass li mu wax moom philosophie Baye Niass mooy lan man su may def samay awraadu tijaan boobu laay sentir ne man tijaan laa boobu laay wane sama tijaan yëpp mais bu dul loolu man kenn laa ci jullit ñi ci jullit ñëpp laa bokk. moo tax mu ni wal ummatu xasdi fiihumu an asuqahum ila xadratil barri rahimi ilahina wa hal ta'lamu ma fil xalqi ahna alayhimu mada dahri minni wal ba'idu kama dana. Baye Niass daf ni man sama objectif ci xeet yonent yàlla Muhammad mooy ñoom ñëpp ma ommat leen yóbbu leen ba ñu jokkoo ak yonent yàlla Muhammad. Baye Niass mu ni lii nag ki jege ak ki sori ñoo yem ci man ndax man yërmande laa ñeel mboolem mbindeef yi
wa inni rahmaniyatullahi inda man yuhib. Baye Niass nee na man yërmande yàlla laa boo xam ne dafa ñeel mbindeef yépp. donc Baye Niass c'était pas quelqu'un de communautariste. jullit ñëpp la fi nekkee woon mbindeef yëpp la fi nekkaloon. Baye Niass bu muy wër àdduna bi yëpp di jokkoo ak àdduna bi yëpp bi mu demee ba Pakistan lan la wax Pakistan. Karachi biha xallaftu ahla mawaddati humu nasaru diina nabii fi ala xad ixtasamoo bil xabli muhammadin kibaaram wa atfalan nisan wa rijala. dem Chine dem Beyrouth dem fu nekk mu dem fa ba Pakistan bu mu demee Pakistan mu ni Pakistan fekk naa fi samay soppe ñoo xam ni dañoo bëgg yonent yàlla Muhammad fonk diina islam te dañuy liggéeyal diina islam ci góor ñi ci jigéen ñi ci ndaw ñi ak mag ñi. mais Baye Niass ñooñu mu doon joxoñ ñoon di wax ak ñooñu nekk ñu woon ay tijaan nekk ñu woon ay taalibeem mais dafa gis ni ñi ay jullit lañ yu bëgg yonent yàlla Muhammad moo tax Baye Niass bëgg leen wax na ko feneen. fa xubbii li ahlillahi ansaari diinihi wa bughdi li man ghadahu a'daa maw'ili mu ni man sama mbëggeel Baye Niass ñeel na képp koo xam ne da ngaa bëgg yonent yàlla Muhammad di dimbali yonent yàlla Muhammad waaye képp koo xam ne nag noonu yonent yàlla Muhammad nga noonu islam nga man Baye Niass def naa la sama noonu. donc Baye Niass n'était pas un communautariste boo xam ni tijaan yi rek la fonk wala taalibeem yi rek la fonk mais yërmande la boo xam ni dafa ñeel mbooleem mbindeef yi. Rihla Konakri wax na ko. maa xattu jaalastu safihan wala ma asxab si waa fu xuuli xawman ulama mu ni man Baye Niass du ma am naa fulla ba nga xam ne du ma toogaale ku ñàkk fayda waaye nag ñi may àndal moom fu xuuli xawman ulama boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo bëgg yonent yàlla Muhammad di liggéeyal yonent yàlla Muhammad moom man ñooñu damay collaborer ak ñoom. waaye képp koo xam ne da ngaa ñàkk fulla bëggoo yonent yàlla Muhammad liggéeyaloo lislaam man aw ma ak yow benn affaire. moo tax sëriñ yëpp la fonkoon kilifa yëpp la fonkoon ñëpp la def ci ñoom ay témoignages yu rafet. bi mu demee Guinée Rihla Konakri daje na fa ak benn shérif bi kankana shérif wa huwa qaadirun xat faaxa fil ixsaani kullu kaabiri mu ni ba ma demee kankan ci Guinée daje naa fa ak benn shérif boo xam ni shérif bi xaadir la waaye nag nit ku baax la nit ku sell la. donc duwul woon ne Baye Niass moom tijaan rek la fonkoon ku dul tijaan faalewu la déedéet. Baye Niass jullit ñëpp la fi nekkee woon. Cheikh Oumar Diagne aussi kazalika il n'a pas à être quelqu'un boo xam ni faydu bi rek lay défendre wala tijaan rek lay défendre ku dul tijaan faalewu la non non àdduna warul tëddee noonu waruñ doxee ci noonu loolu yonent daf ko bañ communautarisme yonent daf ko bañ. donc mani Cheikh Oumar Diagne taalibe Baye la ku bëgg Cheikh Ibrahima Niass la taalibe Cheikhu Tijaan la ku bëgg Cheikh Tijaan la. même si am na ay quelques soucis yu mu am ak waa faydu aussi warul tax tey ci circonstances yu mel nii ñu bëgg ko néewal doole bëgg ko final waa faydu bi di ko seetaan. dama ni seetaan nañ fi Cheikh Abdou Ndaw daaw bi mu fi amee problème ak Gana Messere te Gana Messere moo ko tooñoon Gana Messere moo xas Cheikhu Tijaan Cheikh Abdou Ndaw tontu ko ñu koy seetaan benn taalibe Baye dimbali ko lu dul Cheikh Mouhamed na ma ni kazalika aussi waruñ seetaan ñuy terroriser nit ñi ci loo xam ne tegul ci dëgg tegul ci sariya tegul ci lenn. Cheikh Oumar Diagne il n'a indexé aucune communauté tooñul kenn xasul kenn daf ni rek jullit yi dañoo waroon di woorandoo parce que ce qui s'est passé à l'époque coloniale ay jullit ñoo ko doon décider ñu wax ko tubaab yi passé l'information jullit ñëpp di woorandoo donc waruñ xool ñun taalibe Baye yi ñu koy néewal doole ci circonstances yu mel nii te Cheikh Oumar Diagne nekk nit koo xam ni taalibe Baye Niass la ku bëgg Baye Niass la taalibe Cheikh Tidiane la ku défendre Cheikh Tidiane la. bi fi ceddo Murid Saadix demee 2STV wax ne wérdu Cheikh Tidiane bi sirru bi rocci nañ ko jox ko sëriñam mais Cheikh Oumar Diagne dafa génne ne ko c'est faux ay mensonge la. léegi yu mel noonu nag moom moo tax ñoom j'avais une dent contre Cheikh Oumar Diagne depuis longtemps ñu bëgg a profité ci occasion bi nii pour bëgg ko terroriser te Cheikh Oumar Diagne loolu mu la waxoon yow ceddo Murid Saadix ne leen c'est faux li ngay wax ay kàcc la loolu waxu Baye Niass la. Baye Niass moo ko wax ci Ruhul Adab ne xayru suyuuxu dahri bil itlaaqi imam min at-tijaani zul axlaaqi barzaqun kullu aarifin wa usul lahum wa yanbahun wa huwa samsu wa xayru kullu turqi bil ijmaa'i tariquhu aydan bila nizaain wa yastaxilu jamhuma bi uxra axsir bi qaa'ilin bihi fi l uxra kazaba waftara ala llahi ajal inni aqulu inna zal wirdu bajal. Baye Niass moo ni wirdu tijaan kenn du ko booleeg beneen wirdu tijaan mais loolu la Cheikh Oumar Diagne tontu woon ngay bëgg a ray sa bopp. donc li ngeen bëgg yéen mooy nekk fi benn minorité bu ndaw former seen benn mafia bëgg a terroriser nit ñi di xas sëriñu jàmbur yi di saaga kilifa jàmbur yi te kenn du leen tontu ku leen tontu ngeen génn ak seen larme de crocodile ma ne loolu ça ne passera pas.
Cheikh Omar Diagne wax fi lu gën a garaaw yéen lu ngeen fi waxul. toog ngeen fi xas fi Cheikhu Tidiane xas fi sëriñu jàmbur yi ci ay légende ak ay kàcc yu amul fenn ay bureau ba sa ndar ay dugg na fii génn fii chaque jour ngeen xas fi sëriñu jàmbur yi te kenn mosu leen wax dara. Cheikh Omar Diagne xas fi kenn saagawu fi kenn daf ni rek jullit yi dañoo waroon woorandoo di woorandoo parce que ce qui s'est passé à l'époque coloniale il n'a jamais dit que tubaab bi ñoom ñoo doon forcer nit ñi pour ñu woor wala ñu wori jox tuddul benn sëriñ joxuñul benn communauté. donc du ngeen fi nekk bëgg fi créer seen benn mafia bëgg toog ci bopp nit ñi naan kaay leen ñu kennal ko kaay leen ñu bennal ko fii kenn luñ fi kenn benn luñ fi kenn suñ fi amee ko ñuy kennal wala ñuy bennal yàlla lay nekk. wujud bii nii bu ñu fi amee ku ñuy kennal wala ñuy bennal ñun Cheikhu Tidiane la ñuy kennal wala bennal ko wala Cheikh Ibrahima Niass. Baye Niass dafay wax mu ni fa baydun bi alfin hal tuqaasu furuqu fa kayfa imaamul fard fa huwa wahidun. Baye Niass daf ni ñun kenn ci ñun ci suñuy xale rek junniy góor lay wecceekoo ci yeneen xutbu yi mu ni nag xalaatal mag ñi ci ñun lan mooy seen dayo ci yàlla mu ni xalaatal ñoom nag seen imaam bi nga xam ne moom mooy wahid bi. kon ñun amuñ fi ku ñuy kennal ak ku ñuy bennal ku dul yàlla wa illaa bu dul loolu gisuñ fi ku dul Cheikhu Tidiane. Baye Niass daf ni maada cheikh imaam yi ka sarabin sax saxaani wa anna saadixu xubbi laa ara gayra Tidiane. Baye Niass daf ni man wujud bii ci mbindeef yi gisuma fi ku dul Cheikhu Tidiane mu nekk fi ku dul Cheikhu Tidiane rek dafa mel ni yow mirage nga mirage doo voilà. donc lu ngeen bëgg imposer fi seen benn mafia terroriser dëkk bi créer seen benn milice di xas kilifa jàmbur yi gën fi ñàkk teggin ba pare kenn du leen tontu loolu la leen Cheikh Omar Diagne mayul nag Cheikh Omar Diagne loolu la leen mayul loolu ngeen ko maree ba bëgg a profité ci occasion bii bëgg ko terroriser te loolu noonu dama ni duñ ko xool muy jàll. Cheikh Omar Diagne ci dëkk bi la dëkk am na fi ay mbokk ci ruux ak ci deret maa ngi waxtaan bi baay yépp nag ne Cheikh Omar Diagne man xaw ma ko du may sax suivre ay vidéo am d'habitude thématique yu muy abordé man ça m'intéresse pas ay nouvel ordre mondial ak yu demee noonu man li may intéressé mooy diwaanu Cheikh Ibrahima Niass bi nga xam ne wax na ni inna xututi lil anami saadatun falam yasqa yawman man raani waxatiya man bind yi ma bind di tagg yoon ci yàlla Muhammad texe la njeel mboolem mbindee fi man loolu ma intéresse muy diwaanu Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne wax na ni moom mooy meññeefu dundam wax na ni inna madihi lil amini tariqatun li idrakil faydi duuna lahu kullu saabiqi loolu ma intéressé mais Cheikh Omar Diagne ñii ñu ko bëgg a tooñee nii bëgg ko néewal doole dama ni loolu benn taalibe bàyyi waru ko seetaan muy jàll. waaw malgré différent bu mu mën a am ak problème bu mu mën a am ak ñenn ci waa faydu bi sa mbokk su nekkee ci difficulté nekk ci yenn circonstances yi nii doon défendre Cheikh Tidiane doon défendre Cheikh Ibrahima Niass ma ni dañ ko war a apporter suñu soutien. maa ngi ñaan nag kilifay PV yi ñu mel ni Cheikh Aboubacar Al Musanna Baye Mbaye Niass di ko wax ni Cheikh Omar Diagne taalibe Baye la taalibe Thierno Assane Deme la taalibe Cheikh Tidiane la te yàgg nañ koo dégg ay nit di génn di xas Cheikh Tidiane muy défendre Cheikh Tidiane dama ni mën nañu rafet njortu ci moom pour dimbali ko apporter ko suñu soutien. sëriñ bi kon ñu ngi lay wax ne la Cheikh Omar Diagne ak erreur bu mu mën a def dans le passé tamit ku bëgg Baye Niass la su ngeen déggoo xam naa ni su ngeen déggoo rek di ngeen déggante su ngeen jokkoo di ngeen déggante incha allah loolu maa ngi koy wax suñu sëriñ Baye Mbaye Niass MC di ko wax mboolem waa pays bi di wax ni erreur mënut a ñàkk man damay def erreur keneen day def erreur Cheikh Omar Diagne peut-être def na erreur ou pas mais lu ci mënti xaw rek mooy Baye Niass lay woote woo Baye Niass la bëgg gis nañ ko muy défendre Baye Niass gis nañ ko muy défendre Cheikh Tidiane benn mafia moo bëgg a jug rek bëgg a dal ci kawam bëgg ko terroriser bëgg a tëj gémmiñam parce que ñooñu chaque jour ñu nekk fi classe sëriñam xas sëriñam mu leen tontu ñu bëgg a profité tey ci occasion bi nii pour bëgg ko bayonné bëgg ko terroriser dama ni loolu def nañ ko Cheikh Abdou Ndaw mu jàll waruñ xoolaat ñu koy def keneen. mbiru communautarisme loolu waruñ ko installé Sénégal kenn moomu ko du benn confrérie moo ko moom du benn sëriñ moo ko moom réew mi du réewum kenn réew mi kenn moomu ko bàyyi kenn moomu ko Sénégal ñépp ko bokk donc nañu respectante ku nekk fonk sa kilifa ba pare respecté kilifa jàmbur ñu bàyyi Cheikh Omar Diagne ci jàmm mu liggéey li muy liggéey parce que tooñul kenn combat yi mu nekk di ko xeex nii yépp c'est pour tous les Sénégalais. maa ngi dégg nag am ñu koy tëkku waaye dama lay wax ne ko rek li Cheikh Ibrahima Niass waxoon rek laa koy wax Baye Niass daf nii fahal yaxyan yuuxun la daaka bi di sama nubaaxan li maxluulil kilaa bi darira Baye Niass daf ni man
Baye Niass noonu yi wax nañ ma lu nekk, pexal nañ ma lu nekk, waaye naka laa leen faalee te man maa ngi jokkoo ak yonent bi nga xam ne moo ma garanti. Baye Niass mu ni ndax xaj bi nga xam ne xaj bu gumba nekk ci suuf ñu yeewu ko muy mbëw weer wi nga xam ne mu ngi ci kaw asamaan, ndax asamaan si dina ko faale. Baye Niass ne kon nag man iza radiyal muxtaaru anni falam ubal maqaala wusaatin waaye kaa ñu ndax a diibu. Baye Niass nee na man su ma yonent bi gërëmee rek xooluma keneen ku may ŋàññ. Su fekkente ne yonent bi gërëm na ma man loolu doy na ma. te Baye Niass nee na tawaali rasulillahi amri falam yazal yusaayidu nii dëhran fa surtout mu majjada. yonent moo méngoo samay mbir, moom moo ma taxaw ba def ma ki nga xam ne maa gën a tedd ci mbindeef yi ginnaaw moom. Baye Niass nee na laxat xaala mamduuxi inni mufawidun umuri ila barhama fa wal munafisu. Baye Niass nee na yonent yàlla Muhammad li mu doon séddale yëpp may na ma ko, man maay séddale ci mbindeef yi. donc ñun suñu amee ku ñuy bennal wala ku ñuy yëkkati gisuñ ci wujud bi ku dul Cheikh Ibrahima Niass. donc Cheikh Omar Diagne li nga nekk nii c'est un combat très sérieux. Tu le fais au nom de tous les Sénégalais, comme à l'image de Ababacar Mboup ak ñeneen ñi nekk ci yéen di leen jàppale ñu mel ni yéen ñëpp, ñoom imam Aliou Ndaw ak ñu mel ni ñooñu ñëpp. nekk leen seen combat, bu leen kenn terroriser, bu leen kenn fitnaal, dëkk bi am na yoon. ni leen nit ñi leen di menacer aussi nit ñi xam nañ leen, xam nañ seen kër yi. lu wax Cheikh Omar Diagne dina leen xur, yéen ñiy menacer Cheikh Omar Diagne yéen ñëpp, ay ñoom Thierno Moudi Sadikh, ay Mamboor Mbaye ak seen mafia boobu ngeen xam ne yéen a gën a ñàkk teggin ñëpp. chaque jour ngeen xas fi sëriñu jàmbur yi, kenn tontuwu leen. Cheikh Omar Diagne xasul kenn, saagawul kenn, il a juste relaté une vérité. ngeen bëgg ko terroriser parce que xam ngeen ne arrangé wul seen mafia bi, parce que lu ngeen fi wax lu nekk lu dul noonu dina génn contredire leen. comme il n'a pas sa langue dans sa poche nag ngeen bëgg a profité ci occasion bi pour bëgg a tëj gémmiñam. donc man ni taalibe Baye yi Cheikh Omar Diagne contentieux bu mu mën a am ak tamit ñenn ci waa pays bi war nañ ko mën a soutenir, war nañ ko mën a jàppale, parce que fii erreur du ñàkk, ñun ñëpp dañuy def ay erreur, waaye ñun ñëpp Baye Niass rek lañ bëgg, gisuñ ko dul Baye Niass. donc taalibe Baye la nu ko taalibe yëpp jàppale. menaces yi ñu koy menacé nag ma ni du jàll. ñu ngi interpeller état bi, di interpeller kilifa diina yi, wax ne ñi fi créé seen benn milice bëgg fi terroriser nit ñi ci loo xam ne du sariya, du diine, du droit, du lenn. na seen kilifa wax ak ñoom ñu nekk ay nit, ay ceddo murik saayix ak seen mafia boobu, nañ seen kilifa yi nañ wax ak ñoom ñu nekk ay nit. Cheikh Omar Diagne juddit la, ci dëkk bi la dëkk, am fi ay mbokk. donc seen menaces yi du jàll. état bi aussi na prendre ses responsabilités, wa illaa bu ko état deful seen i kilifa waxuñoo ak ñoom, nit ñi dinañ jël seen matukaay. parce que Cheikh Omar Diagne am na ay mbokk, ni ma ko waxee, ci deret ak ci maanaa nag. bu loolu amul nit ñi dinañ jël seen matukaay, te su boobaa loolu ci fitna rek lay mujj. fii ku nekk sa bopp nga yëg, ku nekk sa bopp nga xam, ku nekk sa bopp nga faale. donc nañu respecté, ku nekk respecté sa morom, ñu dund ci jàmm. wa illaa bu dul loolu fii kenn ëpp fi kenn lenn, kenn mënu fi jaay kenn lenn. Sénégal ñun ñëpp ko bokk. maa ngi Cheikh Omar Diagne ñu ngi lay encouragé beneen yoon, di la soutenir, di la ñaanal yàlla la yàlla jubal, yàlla dëgëral la, yàlla yokk sa max ba ci Cheikh Ibrahima, yàlla def dëgg taalibe Cheikh Tidiane. te combat yi ngay mën a yii yëpp yàlla defal la ci ndam, incha allah def ci ndamul islam. yàlla jubal la, yàlla musal la nag ci bépp pexe noonu ak bépp seytaane. ñi lay menacé nag dama lay wax rek lii Baye Niass waxoon. Baye Niass dafa wax ni xasantu ahbaabi kaza wa ahli wa man yuhibbuna wa kullu nasli. Baye Niass dafa ni man Baye Niass maa garanti samay taalibe ak ñëpp ñi ma bëgg, ba foo leen fekk rek ci njub la ñuy nekk ak ci ndam. incha allah fekk yaa ngi ci loolu rek dëgg ak jubal, te wax au nom de l'islam, pour l'intérêt de l'islam et pour l'intérêt du Sénégal, incha allah rabbi ndam rek ngay am. Baye Niass nee na beneen yoon durral lazi yuridu durral abdi wal takfihil kaafi bismil fardi. Baye Niass nee na kii jéem a lor jàmm bi xamal ni dëgg jàmm bi yàlla du ko garanti. te Baye Niass nee na man ni ma yàlla garantie noonu laa garantie samay taalibe. donc ñu ngi lay wax ne doxal yaa ngi ànd ak garantie Cheikh Ibrahima Niass. ku bëgg Baye Niass nga, ku bëgg Cheikh Tidiane nga, yaa ngi liggéeyal Baye Niass, yaa ngi liggéeyal Cheikh Tidiane à ta façon. parce que Baye Niass n'était pas un communautariste. Baye Niass il était un universaliste. Il composait avec tout le monde, tous les sympathisants de l'islam. wax na ni moom yërmande la ñeel moo leen mbindeef yépp. donc mën nga liggéey ci li ngay liggéey te taxul foo toll rek naan Baye Niass moo fi mën, Baye Niass moo fi gën. loolu nit ku am xel du dundee noonu. képp kuy taxaw naan sa sëriñ moo fi mën, sa sëriñ moo fi gën, xamal ni ñeneen ñi aussi mën nañu wax loolu seen sëriñ. donc mbir mi du ay voilà gaaruwanteeg ay ku nekk di jaay sa morom ne maa la gën a ñàkk teggin. loolu du mooy doxal dëkk bi. dëkk bi xam-xam moo koy doxal ak ay yar ak ay teggin.
ku nekk respecté sa morom ñu bokk Sénégal ñun ñëpp ñu dund ci jàmm. donc ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla musal ci bépp fitna ak musiba ak balaa yàlla defal la jàmm defal ko waa Sénégal yëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.